seeteet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew. salaamaaleykum mbokki internet di émission bu mag bi tàmbaleeti na di max lamb maanaam maximum de lamb fii ci site bu mag bi di Sénégal 7 bu ko defee ñu leen koy digtal altine ji jot nga xam ne nag site bi moom ndar képp naa àdduna ñëpp a koy bàyyi xel man nag sama émission moom damay tànn bugguma ko joxoo mais du ma fi dalal kenn ñu ne kii lan lay def ci plateau bi ku ma fi dalal rek da ngay bokk ci làmb doon nitu làmb tey nag ma am ñaari ndaanaan ki may njëkk a présenté muy Wouly nga xamante ne nii ñi ci régie bi sax ñu ngi koy tooñ léegi bi mu ko demay may kan mu ne ko yow yaa daje woon ak alkaati bi big pato ndax nee na alkaati yi li ma am ci yéen yombul dama leen a Wouly te su may bëri ngeen encadré ma yor sama sécurité bu ko defee moo tax bu ne circulation bi dawal sax ñoom dañ koy bàyyi xel fu mu jub ñu ne ko Wouly su ma la jàppee loolu la dafa am solo Wouly day nitu kese tey ma dalal Wouly waaye ki sama càmmoñ muy Ibrahima Diop di ko yor production nga xam ne depuis daaw wala daaw jéeg daaw jënd na licence mbas mi dal ci réew mi mu bàyyi waaye nag mënuma bàyyi làmb ji ndax dama ci am ay frère am ci ay xarit te gis naa ne mbëri ëpp journée yi kon war naa cee mën a dugal sama loxo ren mu def na mu defaatoon daaw jënd licence mais bi mu sentiree na mbas mi wàññeeku na muy ngi commencé monter ay combat taxawal combat yu am solo diggante Ndiaye Tine di rakku Tapha Tine Baye Ma Dione Senior jël Ndiaga Diop mi nga xam ne amagul defet boole ko booy ñàgg ñooñu laa fi dalal tey Wouly maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum père maa ngi lay fay bu baax a baax di la nuyu di sant yàlla sunu borom di nuyu Seydina Mohamed di sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ sama wasila sëñ Modou Xabaat Mbacké di nuyu képp ku di seetaan aussi di nuyu borom kër gi aussi muy Pape Ngagne Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax vraiment Sénégal 7 dama koy seetaan bu baax a baax moo tax bi nga ma invité dama sawar di fi parce que maa ngi fi doog a ñëw tey vraiment bi ma fi ñëwee aussi gis naa fi lu rafet lu daal sama xel macha allah di ñaan que yal na yàlla def mu dem ba nekk télé. di nuyu aussi promoteur bu mag bi Ibrahima Diop tey laa ko gis mais ñu ngi waxtaan soo ba léegi mais nit ku dëggu la may jox nit ku baax la vraiment aussi mu ñëw ci lamb rek teg combat bu mag a mag soxnaam aussi sama fan si la nu tudd sax mami di jàllo mais nag mami aussi su ma dee fan sam yow ngay tëgg lam daa war ne joxe Wouly combat mami attention man waaw maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal moom aussi wax naa ko doo am wuj mami di nuyu Sénégal gëpp waaw jërëjëf Wouly xam nga moom mbëru askan wi la nit ñi dañ koy bàyyi xel ci jàmmam moo tax émission bi muy def ci TFM mën a ko amoo accès moom écrit yëpp la mën a dugg entraîné écrit yëpp lay dénk seen micro écrit yëpp la mën a dem sumee ko entraînement loolu nag wala ma ko war a nitu kese la sport bi la séq ak ñoom mais ci xolam fas ci dara lu ñaaw moom jàmm la yéene ñëpp kooku mooy Wouly moo tax nag nit ñi bàyyi ko xol bëgg ko lool digga ma karaam boo sax dinañ ci waxtaan ci saa cofeet bi mu am ci yow ba it nag ak soxnaam loolu dinañ ci ñëw Ibrahima maa ngi lay nuyu. salaamaaleykum père maa ngi lay siyaar te di la fay ginnaaw bu ñu salte yàlla julli ci yenente bi sangu-sang yi ñoo ngi sant suñuy ñaari waajur di nuyu suma sëriñ Mourtala Mbacke mu sëñ Modou Boussa Dieng muy suma xarit sama papa di ko nuyu di nuyu suma yaay soxna Abi ak ñoom sëñ Fallou di nuyu waa Sénégal 7 yëpp di nuyu borom kër gi Papa Ngagne di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm def ko ci kër gi ñuy ñaan mu dem ba doon télévision comme ni ko Wouly waxee gis nañ fi loo xamante ne lu dal xel la te am nañ ci yaakaar ndax dañ koy suivre bu baax débat politique yi fii am yooyu yëpp dañ koy suivre kër gi mu doon loo xamante ne am nañ yaakaar ci kër gi yaakaar biñ ci am yàlla bokk suñu borom tas di la ñaanal jàmm di ñaanal Wouly jàmm di ko moom comme ni nga ko waxee rek nitu nit ñi la daal nitu nit ñi la nit ku bëri jàmm la nit kuy bégal doomu aadama yi la te képp kuy bégal doomu aadama suñu borom da lay bégal ndax léeg-léeg nit a ngi tëdd ci lalu hôpital nekk ci benn stress tey bu ko seetaanee mu ree wala mu gis am couple yoo xamante ne dañuy nekk ci xat-xat buñ ko seetaanee daal di ñëwaat dund freedom loolu dara la kon di koy wax foofu mu teg tànkam daal bu mu ko teggi te xam ne amul droit def benn erreur xam ne askan bi dañ ko bëgg nit ñi dañ koy bàyyi xel muy kilifa yi kilifa diine yi kilifa aada yi ñëpp dañ koy bàyyi xel
di ko ñaanal yàlla nag suñu borom defal jàmm defal ko soxnaam ak njabootam ci barke Seydina Mohamed. jërëjëf Ibrahima nuyoo bi am na solo damay ñëw rek ci actualité de la semaine li nga xam ne moo fi xewoon nga xam ne danañ ko càmbar nga xam ne Gaston Production moo tëgg dimanche diggante Pakala Forza revanche bi nag Pakala jël na Forza nangu koo may revanche mais Forza jël na revanche am na fayu na ci Pakala retouru Zos gis nañu manqué na ko ndax dafa jël coup blessure boobu moo yàq làmb ja muy décision médicale ci la Zos ñàkkee beneen bi mooy Santa Ñing retouram marqué na ko ndax dañu xalaatoon ne Weuz Diambar dina rectifier erreur am bi ko dal ci digganteem ak Youssou Ndour mais démb 2000 ci la combat bi mu déclenché ñu fàq ko mu dóor épaule am na ñu naan 4 appuis sax moo tax booy bëree war nga xam chute yi épaule chute la fesse chute la te di féliciter rek ñi nga xam ne ñoo am ndam waaye bala maa ñëw rek ci nga xam ne Jax moo tegoon 5 millions nga xam ne dafa am lu mu dugal donte CNG yëpp ànduñu ci parce que ñetti catégorie la imposé léegi ñu ne su miis yi yokkee ba ëpp 2 millions mën nañu dugg ci loolu nit ciy duggee mooy mu am ñetti catégorie mu am léger am moyen am lourd mais gis nañ mu def ñaari galaam mais lépp estar bi day fees del te da koy réussir poids lourd yi Doudou Sané moo ko jël poids moyen yi Tony moo ko jël poids léger yi Ngor Ñaax moo ko jël Jax ñu koy félicité kon loolu mooy actualité de la semaine waaye nag bala maa sori mënu ma wax làmb te laajuma ci ñaari ndaanaan yi wuli ci yow laay jëkkee Pakala ak Zos ak journée wu Gaston bi nan nga ko gisee. waaw dem lamb ji neex na vraiment Pakala ak Forza combat bi dem bi ñu sume ko ñu ñoom doon ci état Forza aussi comme li nga wax parce que tey yow mi maye rawaas man boog man bu ma la daanee yow mi ma daan bu ma may rawaas combat bi man dama koy gën a fonk mais dem gis naa ne ba bi suufle Pakala mi nga xam ne moo ko daanoon moo attaqué waat comprendre nga Forza mi doon gis rawaas tey ba bot bi am sos ak waa ji sos Alioune Seye sos vraiment man boog su ma doon moom wax dëggu si yàlla du ma ñëwaat ci lam parce que maxi toog 10 ans astafurlah 5 ans bëréwoo mbaara aussi boo dikkee nga jël lu yéemamaa yi mais ñëw jël Alioune Seye aussi mu nekk xale préparation yi war day manqué mais nag xëy na moom moo xam aussi lan moo tax mu dugaat ci làmb ji mais boo xoolee même Issa Pouye loolu ko daw parce que da ngay manqué waaw man su ma sañoon même Issa Pouye bu doon dugaat mu jël mag comme moom comme ay Mbaye Diouf nangam nga xam ne ay mag lañu ñu xool mais tu toog 5 ans béréwoo fekk benn xale boo xam ne chaque jour mu ngi ci activité am nga jël ko sos aussi dem moom xam aussi nante la xam nga dafa gaañu jox toi mais aussi xëy na bu defaruwaatee xëy na mën naa ñëwaat. loolu am na solo Ibrahima. journée wu Gaston bi. waaw journée Gaston bi ci njëkk mooy dañuy féliciter suñu père Gaston. ndax tey ñun ñëpp ku ci dem ba am fit ñeme dugg ci làmb moom am na lu mu ci joué am na lu mu ci liggéey lu bëree bëri ñu koy féliciter ci journée démb bi mu génn di ci féliciter doomam Makan Meng di leen encourager bu baax bi ci njëkk mooy di encourager Pakala di féliciter Forza di encourager tamit Zos di féliciter Alioune Seye numéro 2 Weuz Diambar ñoo ngi koy encourager xale la ndaw la nil dem liggéeyuwaat te xam ne ki ka daan mën na daan ku ne te da ko jiitu ci làmb muy Santa di féliciter Santa bu baax bon combat démb bi ni ma ko jàngatee Pakala démb dafa ñëw précipité combat am mais moom mooy yaa may revanche awma lu may yàkkamti damay ñëw dal xool lan nga indi. parce que ginnaaw boo niilee sa avantage la doon ndax yaa ko daan. damay ñëw dal xool lan nga indi mais man foofu li ma jàngat mooy Pakala bagaar bi la doon daw. bagaar bi la doon daw moo tax mu teel a dem jaayu ji noonu man loolu rek laa fa gis foofu beneen bi ci topp boo ñëwee ci Zos ak Alioune Seye man Zos su ma nekkoon encadrement am comme ni Wuli wax kii compétir ak ki compétirul mënuñu doon benn naam Alioune Seye waroon na bëre ñàkk jariñu làmb ja yàqu ñu indiwaat ko mu war a lu jiitu loolu toog na lu yàgg bëriwul
mais mi ngi doon compétir li tax ma ni mi ngi doon compétir à chaque fois mi ngi wàcc sur le terrain di def ay combat di def ay nekk salle di entraîner def contact ndax écrit waal day am ñi am ay combat mu leen di jàppale ci contact yi kon déjà loolu rek compétition la bokkul ak Zoss absenté na plus de 5 ans dafa gëj ci làmb ji gëj ci làmb présence Zoss ci làmb sax nit gëj na ko gis mi ngi nekkoon ci beneen domaine doon yëngu di pousse nit ñi pour ñu maye deret pour di pousse nit ñi waaw ndax loolu mu doon def lu am sens la te ñu ko ci encouragé waat bu baax a baax te xam ne làmb tam noonu la ñaari ndamay dugg mais benn génn tey bu amoon man su ma nekkoon encadrement bi muy yoonam du woon Alioune Seye ndax amul woon benn sens boo xamante ne tey waroon na faa mën a jël am fa ndam man gisuma ko woon boog man. waaw jërëjëf la ma doon wax rek xam ñëw na li ma naan tungu ne du teew ñuy nataal te dëgg day boot seedeem xam nga kii bu dee waxee nga xam ne li muy wax lu mu xam la wëli nga jóge ci combat bu rëy di nga bëgg Adama Diouf ma gis promoteur yi di la xëccoo loolu lan moo ko waral waaw sant yàlla. parce que yow damay gis da ngay bëre promoteur yi di la xëccoo mbër yëpp nag bëgg a bëre ak yow waaw sant yàlla wax naa ko keroog benn waaye ma ne ko damay sant yàlla li ma daanu ci làmb ana bi xam ne bu nu ko daan woon dootu nu bëre ci àddina dootu nu tëggal kenn du leen tëggal am na mbër yu daan sax kenn du leen jox combat mais man damay bëre ci suur ba ma Adama Diouf daanee ca suur ba la ma maaw si ne ma la deux da ngay bëre waat bet set jamay keef yow la woon ne la wuli dama koy bëre mais nag xam nga la moo tax loolu comme ki wax Ibrahima man moom làmb du ma ci ñëw may woon ne ragal wala may woon ne ñàkk jom wax dëggu si yàlla dinaa ñëw xeex bëre aussi dinaa animé aussi dinaa neexal sama signature contrat moom dana lu ne kii de ko wàll Ibrahima dafa am ku ma woo Maxi mooy bi ma defee benn vidéo ne yàlla xaw ma lan laa ko def su benn waaye woo ma ne ma wuli dama lay sant dama xuloo woon ak sama soxna ñu xuloo ñaari fan waxunu ma wàcc ma gis sa vidéo ma woo ko ne ko kaay xool kii nee na naka la xool rek reetaan ci loolu lañ jaar waaw ci loolu lañ jaar jubóo dama ko vidéo bi reetaan mu woo ko ne ko xoolal kii mais am na suñ benn grand Jibi Njaay ba ma fekkee post caaro yi ne ma mere naa yàlla trop dootuma julli man yàlla xaw ma lan laa ko def ba léegi da koy reetaan ba léegi day ne naan ne déet waaye ba li ngay wax li mu ne ah man kat su may bëree rek yàlla faral ñeneen ñi est-ce que xam nga ne karambooj loolu la ma bëggee xaw ma woon de dafa toog ci YouTube seetaan ko boobu mu ngi nekk Belgique ak Abdallah Maysawal Jom Abdallah nee na ma Kara dafa yor téléphone am di seetaan ba fee mu woo ma ne ma Abdallah kay xool wuli après mu xool ko ne ma ne Abdallah wutal ma numéro wuli léegi ma woo ko Abdallah am ku mu woo mu jox ko sama numéro Kara Mbodj woo ma ne bés ni ki tey bu dee yàlla dalaa fàtte man daa jàppale mu ne ma daa la di jàppale bu baax a baax comment boo amati dinaa la jàppale tey la tax foofu aussi la ma jàppale comme ni nga wax aussi ci combat yi man moom sama combat vraiment mësuma bëre sax 5 minutes man sama combat minute moom du passé minute 2 minutes. mais xanaa ji nga indi Lirou Diane ak Cheikh Niang. loolu la sama deret la Lirou Diane dëgg barke yàlla max damay am combat même entraînement yi sax du demee noonu mais su ma dikkee ci lamb ji damay mel ni ku entraîné at parce que abit bu dee prix manque sa kaw mel ni ku am condition te du ma sax entraîné kon vraiment len rek ma xaw a manqué du ma fet entraînement yi moom day manqué. mais lamb nag xam nga ginnaaw du sport collectif. sport individuel la. da nga war a entraîné. waaw parce que amul nga noppalu keneen dugg. waaw yow rek lay doon ci géew. bilaay man noppaloo pour peñ dal la ak ni la nit ñi bëggee. moo tax depuis lors su ma matee combat dama koy foog lool boo xoolee sama combat Adama Diouf bi vraiment liggéey naa ba boo xoolee sax bi ma soongee yow sax wax nga ma ko bëre bi ma bëree keroog même yàlla may na ko ndam mais dama kontaan parce que bi ma ko jëlee ñu bëree ne non du combat waay bu ko jàpp di ko daan du combat waay Adama Diouf ko mën yàlla dogal man tam ma am jom entraîné woon ba entraînement yu yàgg mu
rambaay combat bi ma commencé waat entraînement ba keroog combat bi gis ni mu demee d'accord yàlla may na ko ndam mais wane naa fula wane jom parce que amateur yeeg promoteur yi li ñu bëgg mooy bër buy wane jàmm waaw jom daan ak daanu yàlla moo ko yor mais xam nga même liggéey ak loo mën liggéey wane ci fayda ak jom boo ko defee rek macha allah day baax. waaw jërëjëf loolu am na solo damay dellu si ci Ibrahima daaw xëy na nit ñi xamul mais man bëriwul lu may réer ci làmb ma gis nga jënd licence doon wax ci Sa Thiès ak Garga sori woon na ak yeneen i mbër Covid bi dal ci réew mi nga ne sama objectif boobu danaa ko atteindre ndax foog ma dugg ci làmb ci te mu ne du teew ñuy nataal lan moo la booleeg làmb ci waaw Père Max loolu boo ci laajee dinañ ci sawar a tontu waaw li ñu booleeg làmb gox bi ñu juddoo ndax Pikine la ñu juddoo fa la ñu yaroo fa la ñu màggee Pikine nekk goxu làmb am lu muy représenté ci wàllu làmb fii ci Sénégal ku mel ni suñu papa Fallaye fa la nekkoon suñu maam Fori Doussou Ba Pape Diop Basson kon foofu dëkku làmb la yàlla def ñuy ànd ak ay mbër di topp ñoom Eumeu Sène commencé ñoom Baboy Pape Cissé ba ci Mansour Diop ñoom Jaga Diop te ba virusu làmb topp ñu di ànd ak ndem si yàlla si jibi si yàlla na ko yàlla yërëm te jégal xaar Tyson Junior fu mu mus a nekk maa ngi ci wetam daaw ñu tàqali ko yow da nga am mbappat yow mbër nga woon. non du ma woon ànd ak mbëri mais xool ànd ak moment bi muy ñooñu may doon àndal ñooñu jamono yooyu ku bëgg làmb dëgg la waaw. lii tax nga làmbe yàlla mi dara tawul Tyson Junior ndeysaan keroog bi muy dajeek ambulance stade Amadou Barry waaw ba ñu àndee rëpp Pape Diop Basson dugg ci biir moo tax léeg-léeg mbër ngay ànd ak mag dafa baax. dafa baax ndax am na yenn situ yi am boo ànd ak magu làmb moo la ciy génne waaye keroog na mu doxal na Pape Diop Basson doxalee moo tax ànd ak mbër yi dama leen digal nañu ànd ak seeni magi làmb loolu lu baax ci mbër la ba muy bëreeg Simel ñoo keroog maa ngi ci cumikaayam bi muy bëreeg Ibou Nafa maa ngi ci cumikaayam tey loolu virus boobu nekk ci ñun man suñu waa kër dañu foogoon ne sax mbër laay doon ndax ni ma doon toppee mbër yi dañ yaakaaroon nañu loolu bés ma expliqué la benn anecdote ndeysaan Tyson bi mu bëree ak tubaabu joor damaa xëy suba ma ne sama yaay mbër laay nekk damay bàyyi football bi topp bëri bi xëy dem géej commencé entraîné ñaari fan ñetti fan sama yaay ne ma ngir yàlla juruma mbër dimbali ma ngir yàlla bul bëre bëgg naa bëre trop bàyyi bul bëre noonu laa xëyee jékki-jékki bàyyi daal ciy génn di fréquenté mbëri nag ay Eumeu Sène Boy Niang Ama tey dañuy dem ba toll foo xamante ni tey ci li ñuy yëngatu nekkatuñu doomu Pikine kese malgré que yeewootuma fa mais suma famille ñoo nga fa maa ngi yeewoo Kër Massar fa ma suñu borom jox màkkaan waaye nekkatuñu doomu Pikine kese doomu Sénégal lañ tey nit ki li ngay am mu tuuti li nga am nga amee ko ci réew mi kon delloowaat ko ci askan bi loolu bokk na ci li tax ñu dugg ci làmb ji pour jéem a créer emploi ndax boo xoolee mbëri licence yi bëri na trop mais journée yi néew na. mbëri yëpp journée yi. mbëri ñoo ëpp journée yi te promoteurs yi daanaka bëreetuñu li ko waral bokk na ci sponsor amatul ci làmb ji jàppale bi gars yi daanam amatuñ ko kon tey loolu bokk na ci li tax ñu ne dañuy ñëw li ñu am mu néew mu bëri ñu indi suñu contribution ci développement réew mi pour ndaw yi bañ a jéggaani dem di dugg ci gaaleeg yu mel noonu loolu bokk na ci li tax ñu ñëw dugal suñu xaalis ci làmb ji waaye it dañu làmb dafa nekk suñu cosaan national nekk suñu sport national ñu bëgg ko te nit yaakaar naa ni booy dem di wuti benn mbir di ko jéggaani ci dëkk jàmbur te yow sa dëkk am loolu da ngay jéem a xool nooy valoriser loolu sooy dugg ci loolu. loolu am na solo nga taxawal combat Baye Mandione junior di rakk ci Baye Mandione nga boole ko Ndiaye Tine di rakk Tapha Tine dafa mel ni Baye Mandione ak Tapha Tine ñëw wulli kii kay naka jëkk ma ne ki amateur la. waaye soo fam jaar du ngaa ka ne la woon booy bi
xam nga la combat bu dee taxawal. yow léegi ba nga naan ma xaw ma lan mais combat yi taxawal neex na. non ba pare maam góor si ñoom man gis naa si programme bi xam programme bu am solo boo ko mënee résumé lépp sa bopp. programme bu am solo def. nga jël booy ñàgg jox ko Ndiaga Diop est-ce que mën nga koo résumé. ma jël booy ñàgg. jox ko Ndiaga Diop Ndiaga Thiam doom Pape Diop Basson xam ne moom bu ñu ci 8 combats 8 victoire. utal ko avance yombo jafe woon utal ko adversaire utal ko adversaire jafe woon lool nag daanaka foo teg avance am ñu delloo ko. ndax bur xaar ak paala dañ naan moom mbër yi ragaluñ ko ménager yee ko ragal. waaw loolu la Ndiaga Diop ñëw la ko ci dugg. te effectivement sax noonu la demee. ménager yi ñoo ko ragal. koo wax mu ne day këpp sa yelwaan. am na mbër nag. booy ñaa nag. jël booy ñàgg jox ko booy ñàgg nag ki fi ñëpp bàyyi maa koy jël. ma boole koog booy ñàgg. ñu ne déet ma dem jëli. njaaytin rakku tafaatin ak Baye Mandione Junior ci Baye Mandione mi ngi mel ni tey Bawol ak Caaroy Géej combat boobu tafaatin mooy ëmb njaaytin indi ko kële Baye Mandione booy ñàgg Pape Diop Boston ba kii Ndiaga Thiam booy ñàgg laay wax booy ñàgg bu mag ak Pape Diop Boston waaw booy ñàgg bu mag ak ba la génnoo ci dëkku làmb waaw booy ñàgg bu mag ak Pape Diop Basson kon dafa nekk ñaari dëkku làmb yoo xamante ni tey ji ñoom laa boole ci benn tàkkusaan di ci woon ak amateur yëpp nag te xam ne bés boobu aada ak cosaan dina fa saf sàpp ak ay innovation kañ la le 9 janvier stade Iba Mar Diop. Kajoor production. kenn du ma fa jëkk dinaa ñëw. wuli noo gisee journée boobu. non journée bu neex la aussi di ko encouragé maxi lamb dafa soxla ay sax su nga ko licence yi ñoo ëpp mba bëri licence yi ñoo ëpp promoteurs yi quoi bëri dafa bëri kon bu nu gisee ku ñëw te man aussi damay kontaan parce que bi mu ñëwee dafa jëkke Bawol la ubbee nag to Bawol te yéen sax xam li ma na jig de Bawol moom sax li ma jaaxal léegi damay tëb loolu sax dal dama gis mu wax diggam ak Boy Niang nga wax sa digg ak Tapha Tine ñu def face to face bërki démb ba toll ci mbëri ñaa war a wax dañu gis ne waa kër Boy Niang bi ñu dugg si am na benn xale bu yor saafara dañ na xëpp ko xëcc ko Tapha Tine soose maane wàcc ñu dàq xale ba alkaati yi jàpp ko yóbbu mais ñu gis doomu gànn bi doon tëgg soose maane dóor ko mu xam gànna daanu mu indi coow tension yooyu Tapha Tine Boy Niang non combat la xam nga léegi waxtaane nañ ko fii xam nga yow non yow da ngeen def 100% Bawol kii diggam ak Boy Niang moom leer na ndax booba Boy Niang da ko fekk muy yëngu dëgg la mu doon léegi ñu ngi waxtaan yéen fan ngeen toll Boy Niang Tapha Tine man nag Tapha wax dugg si du ma fen yegg naa am combat du ma fen de du doon ma si woon sax dugg sama nag du doon si woon parce que doon moon yégal aussi wax dëgg si yàlla doon maando mais combat bii laata mu taxaw woo na ma wax na ma ko bi sama jabar amee du bébé bi ma ko waxee ngente rek ñu ngi waxtaan mu naa ma combat bi moom bu ko kenn renvoyé kon moom pare na waaw combat bi moom sama combat la man waaw parce que xam nga lan moo tax ñun ñu pare Pikine dañoo yàpp parce que Ama Baldé ba mu bëgg Tapha da ko sotoon saafara moo tax bii ñun ñëpp gis suñu matukaay loolu tax laay ndax ku jege Tapha ku ko jege ñu gaañ la ku ko jege ñu gaañ la ba lam ja nag moo tax sax calif nee naa ko daal dernier li ñu war a def la 5 na doon duplex barke sëñ bi parce que bool yi li ñu leen defoon ca parc Hann moo naqare ba tey moo tax ñun ñëpp a ci ba xëpp ko gàllaaj mu bëre ñu daal noonu naqare wuñu face à face sax mooy raw combat gis naa kenn du jege Tapha Tine Tapha du ma la fen de dañuy waxtaan téléphone fu ma ko wooyee damay jël ñuy waxtaan ci combat bi mais xam na ne combat bu ko foog la te na Tapha bool la na ko Ama Baldé defoon da koo naqari ba léegi te du nanguwaat mukk te nag doon mag c'est pourquoi mais dama buñ ne leen sax na ñaar ñëw da ngeen naan seen yoon nekku ci da ngeen koy ëmb kenn du jege Tapha Tine ku ko jege ñu gaañ la pare nañ lépp parce que nag combat bi suñu combat la Ama Baldé moo tax danoo daanoon sotti nuy saafara def lu ko neex booba Tapha Tine dafa wet te ku wet nag gars yi mën la mais combat bi kilifa yi Bawol yëpp ci dugg seen loxo. li leen dal moo dal ñii danaa ñëw ci Ibrahima. ba pare parce que yéen gis naa sax ay promoteur yi bool yëpp ñu ngi rangé wu ci ginnaaw Tapha Tine kii di promoteur moom it rangé wu ci ginnaaw Boy Niang. sàllooy ñëpp. mbir yu magat yaay sàlloo mbay ju fi ñëpp a ngi ci ginnaaw parce que combat bii parce que Mansour Diop na nga ne ku ne ñëw di yaatay loxo Mansour Diop ànd ak Boy Niang sàlloo ñëw Mansour sàlla ko mon bi sàlla bon Mansour
combat bu rek ngay gis combat bu taxaw. ba pare lamb jooju moom ñun ñëpp a nga stade parce que Boy Niang moom lu mu andi bu dee galaaj pay nañ yëpp doole moom. damaa gis combat am ak Lac de Guiers. non bii même pour mbër yi ñu tuur sax dañ Boy Niang dana ne calme daa feesal stade ba del. bii nag nga feesal barke sëñ Sall. Tabakin nee na ko bi yoon man duma Lac de Guiers duma may loolu. barke yàlla bi yoon maa ko wax bokk Pikine lay amee ñeneel Pape Thialis bu yéexee ñu fees stade bi bii bawul gépp bawul laa du woo xam Refan bawul gépp a ngi waaj ba Diourbel si séréer yi nag jon waar Fadiouth yëpp a ngi waaj. mais Boy Niang waa Bawol la Sambé la dëkk. Boy Niang xam naa ko bu baax. déggool am naa sëñam bu baax bu ñu xanaa ñaar sëñam bàyyi ngañ Sambé ak beneen paaya bu ñu xam naa ko ganam mi koy tegal pa ngañ puy baayam rakkam sama benn paako tak xam naa ne bu baax a baax Sambé dëkk mais ñun ñu ngi yeewoo Bawol di dem Bawol nag. léegi ngeen andi 100% Bawol. 100% ba Sambé sax ñoom moom fi mu toll. billaahi wallaahi ñoo garaaw. combat boobu yow xam naa si digg ak Boy Niang. sunu combat la waxuma sax déggool mais Boy Niang barki dem rek bi Double Less gaañoo yàlla ko yàlla xare aljanna am na ñoo xam ne ñoo dem di ko fekki waaye moom bi mu la séenee ci sa oto mooy waaxu ñëw nuyu la saafonteeg yow ne ma Père Max jàppal ma Ibrahima mii suma xarit la suma frère la te gis nañ ñoom Fallou Ndiaye ñibbi nañ Bawol Assane Ndiaye ñibbi na yow ngay doomu Pikine John nan ngeen di waajalee combat boobu yéen tamit ak sa relation Boy Niang. waaw père comme li may wax rek combat boobu li ma ci appel bi may njëkk a lancé mooy Tapha Tine ak Boy Niang ñoo bokk ndey ak baay may ñëw ci côté supporters yi te nañu ànd ak dal te xam ne ñaari ndam mooy dugg benn mooy génn te ndam li fii lay des benn tàkkusaan la nañ ñëw ci jàmm ñibbiwaat ci jàmm. dama koy dag de dama lay dag baal ma ndam li boo lay dem nga fee des. yaa ngi dégg loolu mooy wax non yaa ngi wax réew mi moom mu ne Bawol xam moom fii xam nga Bawol kenn mënu koo génne ci réew mi. waaw Bawol ci Sénégal la bokk. ndam li fii lay des ci Sénégal lay des. waaw Sénégal waaw Bawol. kon ñun ñëpp ay doomu réew mi lañu. nañ ko def ci cadre de discipline mu am fair play moo ñu am mu doon zéro violence ndax soo xoolee làmb nit ñi dañ ko siiñ xoolal li am démb. Forza mi ngi daan ay supporters am di damm saisi di sànni. loolu dafa ñaaw ci maanaam dafa ñaaw ci image u làmb. loolu baaxul parce que ku toog danaan làmb li ñu leen defal mérito wuñ ko te effectivement day dem ba benn instant sax da nga naan lii dëgg la ndax làmb kese ngay gis chaque jour bu làmb amee mbër bi daan mu daanu ay supporters am di yàq. te li ci doy waar mooy. waaw te li ci doy waar mooy. ci cadre Boy Niang. gis nañ ne même double moteur reliquat ñu ngi ko téye ne nañ defar saisi. waaw ba léegi fayagul woon bu fayoo ci semaine bi dal na Ada Fass. kon nañu dimbale. mbër yi ñuy àndal nag. saisi deful dara buñ yàq làmb ji. merci. beneen bi ci topp ci Boy Niang comme ni nga ko waxee kuy wàll yaan ku ne sa dëkk dafa tëggul. dëgg la. dañu jël casquette promoteur bi teg ko fële. sol casquette doomu Pikine. combat bi dañ cay tax rip dañ ciy saf sap. yaa ngi dégg. lépp loo xamante ne laaj na ko pour Boy Niang am ndam dinañ ko def pour mu am ndam. kon 100% Pikine bi taxaw na. bi yoon 1000% Pikine la du 100%. ñun 2100 Bawol ba. bépp moyen bu mu laaj. bépp moyen bu mu laaj pour ñu mën ko déployer pour Boy Niang am ndam dañ koy def pour mu am ndam ndax combat bi ñun dañ ko soxla. ñoo gën a soxla. dañ ko soxla lool te insha allahu rabbi li yàlla mayoon bu nanguwul Boy Niang dina ko daan ba ñibbi ñoom ñu soog a comprendre fa la jaar. kenn du ko nangu Bawol. kenn du ko nangu. ñoom mënuñu génne Boy Niang Bawol xam nga mi ngi naan Bawol 100% Bawol 100% Bawol Boy Niang 100% Bawol bi la bokk. 100% ci biir Bawol boobu sax yow xam nga ne saa bi bëri ay cadre dañuy jóge Sambé di ñëw. kon Boy Niang bu jëlee ndam li da koy yóbbuwaat Bawol rek dem feete ji ko foofu jaar reefan ñëw bokk ak yéen ñu feete ko ndax doom Bawol la comme yéen. waaw jërëjëf xam nga loolu nag day actualité boo xamante ne nii dañoo jóge ci face to face ñu gis na mu demee. waaye Siteu Papa Sow dimanche la ak Pape du Fall muy combat boo xamante 2 ans gi nii ñu mbër yaa ngi yor avance bër gi dem ñu def benn duplex. bu neex Papa Sow ne ci këram. Siteu man maa ko fa teewaloon nag président bi Pape du Fall ne ci 2S
Siteu Papa Sow wuli. Siteu Papa. est-ce que am na Maxi ñaari combat yi nag leen bay na. mais combat yu mag yi Siteu Papa Sow Tapha Tine Boy Niang benn dàqu leen ci xam la moo tax combat jànq la. Siteu Papa Sow mosuñoo bëre te Siteu Papa Sow da ko xasoon ne ko entraîné woo te man soo mbër mais boobu ma neex la xam la ma tax dafa am jom ak ko andi sax fii mu àgg parce que suñu man maa ko mag foofu ay boo xoolee ay moromam ci làmb ji ñu ngi bëri ay 2 millions 1 million mais jom ma ko may li mu am ak mbooloo mi ko topp moo tax boo ko taxee Papa Sow xasee ba léegi noo gis beneen Siteu ci format bi ci nëbbutu bi ci lépp Papa Sow it dafa jóge ci ay ñu koy daan defet du bëgg Siteu daan ko. moo tax sos écrin bu bees. sos écrin bu bees booy yooyu yëpp di daan du bëgg a daanu moom itam xanaa moo tax combat bu miti la te Siteu it Papa Sow daan ko moom déema ko gënal parce que xam naa ko dafa am jom waaw te booy bu am fit la. am na solo ginnaaw ba sa nawle promoteur mooy waajal dimanche ñu di ko waajal Sénégal yëpp di ko waajal avance bi yàgg na 2 ans mbas mi dara ci réew mi Siteu Papa Sow dimanche. waaw père journée boobu dañ ci encouragé Pape Abdou Fall ndax li tax ñu koy encouragé mooy di ko ci ñaanal réussite totale ndax metti na yàgg na tamit nag dañuy wax dëgg toll nañ foo xamante ne ci làmb bépp amateur bu bëgg làmb toll nañ jamono boo xamante ne affiche bu mag bu am moo ko indi. dëgg la waaw. ndax boobu ñëpp demoon nañ ne làmb day dee mu toog mu ne làmb du dee. loolu képp kuy amateur wala kuy promoteur da nga war a saluer geste boobu. te pourtant mënoon naa dem ni ñëpp. te pourtant dafa metti woon mais dafay assumer. toog te xam ne maanaam suñu yëf la ñun ñoo ko moom. mu toog nekk ci ba ñëpp tey daw ñëwaat. tey loolu lu ñuy saluer la geste bu ñuy saluer la ci moom. di ko ñaanal nag bésam bii mu jëm yàlla na ci am réussite totale. réussite totale ba bépp journée bu mu mus a tëgg ba mu ñëwee ci làmb ba tey yàlla na ci journée bi. dàq yàlla na ci journée bi mu gën ci gis boppam ko par rapport ak yeneen journée yi boo ñëwee ci Siteu ak Papa Sow maanaam dafa nekk conflit de génération bokkuñ ñoom ñaar génération kii dañ ne mag la waaye mag bu am hygiène de vie la mag bu fonk boppam la mag bu bëgg boppam kii ñëw nekk xale bi tamit nekk xale bu gëm boppam xale bu bëgg li muy def xale bu mën li muy def fooyewul bés caaxaanewul bés mu doon journée boo xamante ne ku ci pronostiqué di nga juum ku nekk mën naa daan sa morom ku ne liñ ciy ñaan mooy jàmm ak salaam nit ñi ñëw ci jàmm ñi waat ci jàmm ba borom bés bi am ci réussite totale. jërëjëf Ibrahima waaye bala ñëw la 5 sax le 4 décembre. Jax production mooy ñëw ndax maa ko doon Jax bul topp tournoi yi bàyyi bëri dóor bi mu ne ma dinaa ci fekk si Père Max moo tax Italie ñi ngi dëggoon benn gala diggante Yankaaw Albalka Kayre fils de Daouda Fall ak Kaaw Gourdin ñaar ñoo ko ci am ñaari ndam ba ñu war a dëgmal beneen saison bi Jax jaar fa tëgg ko kon dañ ne moom mooy tëgg final bi diggante Kaaw Gourdin ak fils de Daouda Fall kon loolu mënta ñàkk mais wuli xam naa bala ñoo jeexal ndax li ci des a bëriwul su ma juumul yaa ngi ki avance ay combat yooyu waajal. ak it nag sa diggante Kara. waaw gis nañu su ma juumul daamar ji ngay war bi may war dañ ne soxnaam moo la ko jox. xam naa foofu la ñuy jeexalee rek ak li nekk suñu kanam. waaw di ko sant di gërëm Kara Mbodj bu baax a baax nit ku baax la. sagal na ma parce que vraiment parce que oto dafa baax ci nit xam nga dafa ma woo ne ma wuli dama ci parking. nga xool oto boo bëgg man sax maa tuuti bot jërë bi mais dafa ma waxoon ne xoolal oto boo bëgg nga xam ñaata la parce que comme da nga may tiitaroo fépp dama lu sax nga dugg car ama oto ma dem gis foofu. su ma juumul daaw maa ngi koy wax Ibrahima léegi promoteur bi la tëggoon moo la yóbbu ci parking moom ne la ne luye la oto. waaw nga màggale ci. waaw mu màggaleeg sa oto dama aboon daaw ma dem yoo xam nga dama aboon oto dama luyoon oto. waaw ci sama rékaat lañ ko dagg mu muti xam nga Ibou bilaay dama lu xam nga oto baax na kon daa may dem bagal sama rékaat laa lëb ñu dagg ko kon bu ma segalee na ma demal tan oto boo bëgg man itam may kii rek ma makan bii
comprendre mun na ma am problème yow si sama waay nga bëgg naa ku dem ci oto nga dem bëggatuma kenn yóbbaale la comme da ngay taxaw fa nag karambooj moo tax nit da ngay bëgg sa nit ki lay suturloo di la wax fépp da nga koy respecté karambooj mun na ko fay falaay jaare di gërëm Lat Diop bu baax dama dégg ñooy futur maire maa ngi bëgg a jeexal tudduma ko yow dañoon candidat ngay doon ca Réfane candidat laa woon ca Réfane mais comme liste Bougane Gueye Dany laa demee woon léegi ñu fal ko suñu liste actuellement nag wax dëggu si yàlla maire bi laay jàppale Djibi Thiaw parce que xam naa doole ji ma am Réfane te bëgg naa gañe mu ñëw ne ma dama bëgg nga nag man liggéey actuellement ni Djibi Thiaw laay jàppale pour mu nekkaat maire ñu ànd liggéey Réfane di ngeen baal ma nag di nuyu Lat Diop directeur LONASE le futur maire de golf le maire sax de golf parce que sama nit la aussi maxi boo gisee may gërëm Lat Diop comment bu ma am 1 million la may jox toog dëkku Réfane nekk sama nit li may jàppale noonu la jàppale waa golf yëpp te it maxi ku am bés jàppale la man itam bés bii mu wut muy maire damay ñaan ci yàlla yal na ko yàlla jox mu nekk numéro golf di wax waa golf yëpp képp ku fay sama fan si club góor ak jigéen na wooteel Benno Bokk Yaakaar mooy Lat Diop parce que nag mooy sama nit Mbour aussi Mbour Cheikh Issa Sall sama xarit la sama candidature bi may na ma ci xaalis mais bu dee dem ma may wax waa Mbour yëpp nanu ma wootee Cheikh Issa Sall mu nekk maire Mbour Mbour daal Cheikh Issa Sall laa fay jàppale mooy sama xarit Cheikh Issa Sall golf Lat Diop Mbour Cheikh Issa Sall laa fay jàppale pour mu nekk maire golf Lat Diop laa fay jàppale pour mu nekk maire Kër Massar Sud fa laa dëkk Gana Kebe xam nga ko Gana Kebe laay jàppale parce que bokk candidat kii Kër Massar la ne moom tamit man Kër Massar Sud laa bokk Gana Kebe laay jàppale ànd ak moom campagne Kër Massar Sud bi yëpp pour moom tam mu nekk maire Kër Massar Sud parce que sama nit la xam nga nit bu dee sa nit boo am combat mu lay jàppale yooyu moom itam lii combat la lii combat la moo tax ñoom laay jàppale golfu nanu wootee Lat Diop mu nekk maire waa Mbour nanu wootee Cheikh Issa Sall mu nekk maire Mbour waa Kër Massar Sud nanu wooteel Gana Kebe mu nekk maire Kër Massar Sud yeneen maire yi nag waa Réfane nanu wooteel man ak Djibi Thiaw ñu nekk maire Bambey ak Ndangal ma sama élection ñi ci des que le maire gagne que le meilleur gagne sama élection ku gañ baax programme bi rek face to face yëpp ak bu ko defee ñu jaare fii xam naa ni des ci émission bi Max nga baal ma maanaam waaw koy tuddati sama combat liiru jaan waaw les combats yi waxoon naa la ko léegi Omar Sow mais Omar Sow moom dañ koy dégg te promoteur boo gisul ci émission rek la dugg ne naa ko taxawal ñu ngi koy xaar ko déggu leen ko dañu ngi koy xaar ah man de déggu leen mu dem CNG jënd licence Ibrahima mii bëggoon na ma tëj mais dama ko ne am na kuy wax ak man amee 8 bës yi dafa bëri waaw amee ki jaare ci émission rek ñu ngi koy xaar de demul CNG jënd licence ne naa leen tëgg naa leen fay nangam maa ngi koy xaar daal man Omar Sow man de Ibrahima léegi ne ma boo bëggee ma jël ma ne ko xaaral kon Omar Sow bu dee daal di duggoon ci émission bi ne dañuy tegal combat ñu ngi koy xaar maak liy jaan ak kitam ak Alaaji Mbay kii nag ku baax la Ibrahima mii téere yu baax lay jaay amul caaxaan ci téere waaw suuf moo ko fi mën li ñuy xaar rek le 9 janvier bu ko defee ñu jaare fee tàggoo ndax émission bi li ci des bëreetul waaw père comme ni ñu ko waxee le 9 janvier yi war a am ak ñoo ngi foofu laa waroon tijjee sax maa ngi nuyu au passage père Bourkhane ak ñoom waaw père Bourkhane ak Cheikh Ndoye ak ñoom Mbaye Diallo estafu Kajoor production bi yëpp yow yaa ngi ci biir jaruma lay cité ñi ñu gis ak ñi ñu gisul ak ñoom Malal Junior Diagne ñoom ñëpp waaw ñoo ngi ciy liggéey ci benn programme pour mën a def suñuy activité lu mel ni face to face yi am na yu bëri yoo xamante ne ñoo ngi ko ciy waajal yoo xamante ne pour ñëw indil ko amateurs yi yoo ci biir face to face yi ay innovation yu bees ñoo ngi ko ciy waajal pour indil ko amateurs yi parce que le 9 presque ñëw na ba pare ñoo ngi ci wàccaay yi fu mu nekk nii te bu soobee yàlla incha allahu rabbi aada ak cosaan dina fa saf sàpp beneen bi ñoo ngi nuyu waa CNG bu baax di leen ñaanal ñoom ñëpp di jël ziar bi di ko teg ci loxo président bi Bira di ko ñaan yen bi yàlla na oyof
ñoom ñàmbi ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar beneen bi ci toppit maa ngi nuyuwaat waa Pikine bu baax di leen nuyu ak waa Kër Massar maa ngi leen di woo ñoom ñëpp ci journée le 9 bi. mais nag li ngeen fi wax rëy na wax ngeen le 9. le 19 wuli xas nga xam naa ne nag dañ fiy toogaat ba xam le 9 ñu le 19 ñu xool lu wàllin ki mujjee ki bëtam. ma bàyyi la waaw ndax le 9 li mooy jiitu. le 19 bi mooy jiitu le 9. mooy jiitu waaw. dinañ fi toogaat bu soobee yàlla. waxtaanaat ci loolu. di woo waa Pikine gi yëpp. ASC yi nekk Pikine yëpp du ma lim ku lim rek juum. di woo waa Kër Massar. di woo tund Kajoor bi yëpp pour ñëpp maa ngi leen di woo. ñu ñëw ci journée le 9 bi bépp fu amateur nekk fu nitu làmb nekk seen doom seen sët seen jarbaat seen rakk seen mag mooy ñëw maa ngi tàllal ñëpp loxo. pare moom trouvé goo ko wala da ngay xaar ba ci kanam. waa am na ñu ñuy discuter nag waaye yàquluñu suñu yoon su paree ñëwee dañuy dem bu paree ñëwul dañuy dem bu ñu ci fekkee ñoo xam ne fekk si nañ ci waaye gëm-gëm bi ñu am mooy ñun ñoo ngi suñu yoon di dem rek lu ñu ci fekk si ñoo xam ne loolu moo ñu ci fekk si. jërëjëf Ibrahima Wouly. beneen bi ñuy tëjee. may sant bu baax encadrement Kajoor production bi yëpp. di sant sumay wajur bu baax di santaat suma sëriñ sëñ Mourtala sëñ Modou Boussa Dieng di ko santaat bu baax a baax di ziar tam di sant tamit sponsor leader bi ñëw jàppale Kajoor production bi ci njëkk muy Kajoor immobilier service ñu koy sant bu baax a baax ndax yombul nga gis nit dugg ci journée nga ñëw encadre ni nga ni da ngay ñëw pour sponsoriser ko yombul. ñu koy sant ñu may tàggatoo. beneen bi may sant Wouly tamit di ko sant bu baax di ko xamal nit ku baax la te jàppante nañu ndax li tax ma ne jàppante nañu mooy ni muy bëggalee askan bi waaw jàpp naa ko te nee naa ko it bu soobee yàlla comme dafa nekk sama mbëru soxla dinañ ko utal avance waaw soxna see tax ñu koy tëgg waaw ndax sañ te demande lu ñuy bañ ndax nee na soxna si doo am rak du am rak waaw loolu moom bëgg na ak sa bëgg yaa ma ko wax suuf yaa ma ko wax suuf yaa ma ko wax du ma ko teew xombol sama waaye fa ne Ablaye Tine wuñ la toppee sa waay daa bëri waay Ablaye Tine moom laa bëgg ak Ablaye Tine ak Magay Boy mooy gox yu bees waa xombol yëpp man waa maa ngi di ñaan nañu wooteel coalition gox yu bees Magay Boy Ablaye Tine ñu nekk maire xombol ndax xombol santé parce que xombol bërëb defar fa laay jaar te xombol ni mu mel neexuma kon bu Magay Boy nekkee maire Ablaye Tine tëb ci moom xombol day bees tax tali yu bees xombol bu bees nga baar daam benn appel bu ma bëggoon a lancé appel bi may lancé mooy suñu autorités yi nekk ci dëkk bi suñu homme politique yi temps yi ñoo ngi seetlu ñoo ngi wax ju ñaaw bi ñuy waxante ci site yi ci télé yi loolu ñoom du seen cër ñun dañu war a copier ci ñoom parce que wax yi dafay des parce que dafay am loo xam ne day des calomnie baaxul dara àdduna jaru ko ndax nit da ngay xool suba ki nga yàqulu ñaaw suba bu ngeen dajee nan nga koy xoolee wala seen njabooti sëyante te réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kenn mënul xas kenn walaay dëgg la message boobu fort na te danañ ko dégg tey tàbbuyul ci noppi ko tëx mais di kontaan loolu ci woo ngeen wuy si di kontaan ci yéen ay borom baax ngeen te xalaat naa ne ñi ñuy teewlu danañ xam ne ñii bu ñu waxee ci làmb war nañoo wax ci làmb wax nañ ci làmb wax nañ ci réew mi kon nii rek laa leen koy toppalee man nag jarul may yaatal ndax waxtu wee ñu xoj ko sañ dimanche ko sañ seet Siteu Papa Sow ñooy daje ak Bax production waaye samedi ji la 4 diggante Kaaw Gourdin ak fils de Daouda Fall waa Jax waa Leewtoo nag li ñuy waajal ci innovation ci diggante Thialis am na yeneen ndax fis moom ñëweetuñ ko mais xalaat dañ def ay duplex ak ay open press mais jël leen di jox rendez-vous ci beneen jataay ak yeneen invité ci site bu mag bi di Sénégal 7 jërë ngeen jëf baax na information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.
cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw waaw xoolal boo bëggee am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw waaw xoolal boo bëggee am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw waaw xoolal boo bëggee am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw waaw xoolal boo bëggee am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw waaw xoolal boo bëggee am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information
information waaw waaw xoolal boo bëggee am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor. man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. cheetetetet mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew. mais damay lire ay information waaw waaw xoolal boo bëggee am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor. man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. cheetetetet mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew. mais damay lire ay information waaw waaw xoolal boo bëggee am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor. man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. cheetetetet mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew. mais damay lire ay information waaw waaw xoolal boo bëggee am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor. man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. cheetetetet mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew. mais damay lire ay information waaw waaw xoolal boo bëggee am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor. man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. cheetetetet mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew. mais damay lire ay information waaw waaw xoolal boo bëggee am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor. man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag
dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew. mais damay lire ay information. waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor. man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew. mais damay lire ay information. waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor. man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.